parce que kooku def naa du tëb di wax nii rek pour la forme li mu wax dafa am fu mu ko teg foo xamante ni parce que c'est une personnalité de l'État du Sénégal li muy wax mu xam ko xëy na saaga yi mooy tax ñu bari peut-être dañuy jàpp rek saaga yi te saaga mag bu koy def am na fu mu ko teg am na mag muy saaga dafa am lu tax muy saaga parce que li muy saaga xam na ko parce que dafa mel ni bool bu ñu teg rek def ci ndawal kii ñu jox ko tànk kii ñu jox ko faar kii ñu jox ko li mais moom li ko tax a saaga xam na ko te bu ñu ko laajee topp ko ba ci biir dinañ xam exactement li muy saaga lan la parce que saaga yi aussi am na lu mu junj wax que ni suñ ma bàyyiwul dinaa wax lii ak lii ak lii te loolu muy loo xamante ni sénégalais yi jooytu nañ ko ba sonn ak loraange yi nga xamante ni jural na ko askan wi kon donc dafay gën a wanaat doole sénégalais yi mayaat leen ni li ñuy jooy di ko kaasu lu am la muy jafe-jafe yi réew mi toll mu mel ni ñii ñu jiite amuñu taluñu sax askan wi ndax askan wi nga xamante ni ñu ngi jooy guddi ak bëccëg ñu leen di noot ci loo xamante ni doy na war réew moo xamante ni dañu waroon xool boroom xam-xam yi muy des sénégalais yoo xamante ni peut-être que sax ils sont apolitiques mais ay sénégalais yu nekk ci société civile bi pas société civile bi nga xam moo fi nekkoon nga xamante ni ñu doon kaas seen intérêt personnel moo taxoon te ñooñu boo xoolee ku mel ni Abdou Latif Coulibaly normalement bu dee gor fi mu toog war na mën a am lu ko metti ku mel ni Yakham Mbaye la même chose parce que Yakham li mu doon wax dafa mel ni loolu moo retourné waat contre moom parce que Farba aussi boo fekkente ne ni aussi ku mel ni moom nekk nan ngay gisee ku mel ni Farba Ngom ak à côté du président nga xam ni kooku dafa bokk ci conseil spécial parce que kuy bokk ak oto le président kon sori na ko jege na ko kooku mënoon na am yeneen message yoo xamante ni parce que mënoo nekk ci état am na yoo xam bu ñu la joxee micro loo xam lu mu bari sa position mën na la am bañ a may nga wax ko mën nañ la wax nga ni déet man am na loo xam naa ko waaye fi ma toog mayuma may wax man damaa war a defar waaye du ma yàq loolu grandeur yooyu ku nekk homme d'état daf ko war a am mu mel ni Sénégal dafa manqué ñoo xamante ne ay diplomate lañu parce que dafa doy waar nga ñu toll nii nga toll ku la gis le président ngay toog di bokk ak oto président de la République ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui nga war a nekk un conseil bu ñu war la jox micro ngay wax yu ñàkk teggin yooyu sa ay doom di ko dégg yow lan nga war a mën a conseiller président bi ça veut dire que ni ñi nekk autour du président c'est des gens yu incompétents wala ñi ci am compétence dëgg kenn du leen déglu te président il est temps que moom mu ubbiwaat bëtam parce que yi muy wax place bi mu yaakaar ne moom la amu ko la preuve communauté européenne bi wan na ko ni ko amu leen ko parce que magu yi nga xamante ni état bi mu ngi ci nekk di ko def tubaab yi ñooñu ko gën a xam parce que liñ naan uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee loolu leeral nañ ko sénégalais yi parce que Macky Sall fi mu yaakaaroon ak li mu doon wax sénégalais yi ak position bi mu yaakaaroon ni moom la Sénégal am wala moom la am nekk ni leadership bi wan nañ ko ni ko amul leer na ko donc loolu war na ko mën a wan mu tey jot na mu jóg moom fëggutu ñi nga xamante ne dañ ci bokk takk te bokkuñu ci ñëpp wadd parce que ñi nga xamante ni dañu war a jóg liggéey réew mi moom moo war a nekk la première personne bu war a taxaw erreur yi mu def mu jéem a rectifier wu jóg dox taxaw ci jafe-jafe askan wi parce que jusqu'à présent yi am ci nguuru Abdou ci nguuru Macky Sall bi état di état ba léegi mu ngi fii soog a am parce que un président boo xamante ni doo jël say responsabilité lu dul yu terre à terre la ñuy dégg président bi tey jii lii nga jël ay Abdou Karim Gueye nga jàpp ko jàpp ay Assane Diouf ci yu doy waar ci lan ak Assane Diouf moom yorul benn lanu état bi la yor c'est un citoyen simple boo xam am na lu ko metti peut-être que cautionné wuñu woon saaga yi mais tey jii histoire jox nañu dëgg ki nga xamante ne mu ngi bokk ci état bi ñoom la ñuy dégg ñuy saaga yu doy waar yoo xamante ni ñun rus nañ ko sax di ko wax ça veut dire que ni kooku kon defe naa amatul jot buñ koy war a téye ci kaso bi Assane Diouf kon libération bi dañ koy demander immédiate Karim aussi parce que ñooñu nga xamante ni dañuy jóg ngir jooyal askan wi nga war leen di déglu yow xam ni liñ lay wax bari na loo xam amul sa boo dégloo ñooñu ñu wax la ko parce que ñii di wax pour l'intérêt du Sénégal war nga leen déglu parce que jamono bi muy neex soxla woon nga leen kon tey ñooñu dañuy continuer di wax di jooy ci réew mi lu leen naqarit ñu wax ko loo war a xam da nga ci war a tenir considération xam ni ñii dañu nekk ay jeunes patriotes yoo xam bëgg nañ seen réew bokk ci réew yi dox parce que da ngay xool ñi nekk autour de
personnalité yi ça veut dire dafay nekk nit ñu incompétent yoo xamante ni réew mi taxuleen a jóg seeni bëgg-bëgg seen intérêt personnel la ñuy dox ci biir réew mi te réew mi soxlawul ñooñu fi ñu toll ni àdduna moo soxla boroom xam-xam yi ku ci parce que réew mi jamono fi mu toll mooy ku nekk ak sa bopp yow nga yor doomu réew yu xarañ yoo xamante ni bu dee ci côté santé bi la même chose tey jii xoolal mbas mi ginnaaw yàlla sunu docteurs yi ñooñu ci jàppale te ñooñu jooy nañoo jooy te kenn dégluwu leen lu ñu manqué muy matériel xoolal milliards yi ñuy dégg problème yooyu nga xam boo ko defoon ci santé bi def ko ci éducation bi ut ay centre de formation yoo xamante ni sa doomi réew dañ ciy ne réew mi bokk tey jii boo demee Rwanda Kagame nekkul di expliquer lu muy loo ko fekk muy expliquer lu muy réaliser la nekk ci chantier bi di ko dox nga xam ko mais yow ci wax tey ji xoolal li nga xamante ni ci pandémie bi ñu sénégalais yi toll ci am problème mu ndox te pandémie bi boo amul ndox ban matuwaay ngay jël ndax moom fondement bi mooy ndox da nga war a set te kan moo mën a set saa nga am ndox kon ça veut dire que yow toujours contradictoire dafay am quoi li ngay wax ak liy nekk ça fait deux munoo yow ñu am problème mu ndox ngay wax affaire de santé munul nekk. Ça veut dire lan nga war a wax kon droit au but mooy ndox mi nga xam mooy jafe-jafe bi danaa ci taxaw ba mu dox mat am fépp am ndox boo fa jógee ñu ni kat kii li mu wax am na ko mais toog ni wax ni naanaam nañu def masque nañu def nii mais masque bi bu dee masque bu ñu war a fóot boo amul ndox noo koy fóotee masque bi nga xamante ni mooy masque bu doy bi état waroon di jël di ko distribuer sax amul. mais mu doy waar ba nga xamante ni ça veut dire que ni yow boo tamee ba war a toog ak sa askan war ngaa mën a weesu di wax loo xamante ni leer na ne lii ngay wax amul loolu def naa un président war na éviter loolu lépp nga dem ba booy waxate sa population duñ ci sax tenir considération parce que dañ naan kii li muy wax dara amu ci te effectivement boo koy topp di ko topp di décortiquer li ngay wax li nga doon wax même chose la. parce que dangaa def le tour du Sénégal def conseil des ministres décentralisé bu fekkoon ni li nga fa digge ak yi nga def ci région yépp respecté nga ko parce que booy xool la preuve tabaski muy korité Dakar day jeex kenn du fa ne ça veut dire que ni dëkkuñu fa mais foofu la lépp nekk ba ñu jàpp ni buñ fa ñëwul li ñu bëgg duñu ko am nga waroon ci mën a yeewu nekk un jeune bi nga xamante ni da nga judd ci Sénégal màggee fa xam lan mooy jafe-jafe fi nga dëkk muy Fatick boo fa dellu woon tey ji la nga fa woon def defoo ko fa donc nga waroon def nga le tour du Sénégal waroon jël xaalis bi yi ñuy jël di ko dugal ci compte yi ñu mën ko defaat ci réew mi au moins waa réew mi di ci bénéficier wu def ko ci région yi mais xoolal tey ji problème yu mel nii ñu koy dégg ci Sénégal actuellement lii sax c'est honteux pour ngay toog di gis say personnalité de l'État di def discours yu mel nii un Farba Ngom nekk conseil du président war nañ ko mën a jox micro muy saaga même bu fi nga toll war na la permettre nga am benn grandeur bi ñu jox la micro di la wax diw nga ni non man actuellement sama position mayu ma may wax lii du dama xamul waaye fi ma nekkee moo au moins nga sagal réew mi waaw parce que ndax institution yi nga mën a jàpp ni yéen da ngeen fonk réew mi ça veut dire que bu ngeen bëggee ñun ñu fonk réew mi te yéen ñi ko ngan ko fonk leen ko lu tax ñu war ko fonk yow mi ñu takkal ndombal tànk réew mi di la fay jox la position boo xamante ni booy génn ñu lay escorter tey jii ku Farba Ngom fu muy dem duñ ko tëye fu mu ñëw toog joxe carte duñ ko sax buñ ko xoolee ak otom bi mu yor ak motard bi koy jiite rek da ngay xam ne kii c'est Farba parce que auto présidentiel du n'importe qui moo ci war a dugg ngay toog ak mekk président même oto ñu lay gis di la jox micro ngay def erreur yu mel nii ça veut dire que yow lan ngay mën a conseiller le président si c'est loolu tamit ñu toog ñu ni saaga parce que saaga bi am na lu ko lal nañu jéem a xam lan moo waral ku mel ni moom war ak situation bi mu toll mu jaral ko muy saaga ça veut dire que ni tong-tong bi xëy na lim ci bëgg wala moom ay kenn doy na war parce que Sénégal fi ñu toll le président dafa war a génn mu mel ni Sénégal actuellement kenn newu fa léegi tey jii le président confiné nañ ko léegi kan mooy taxaw à la place du président kan mooy jël intérim bi au moins le 20 jours je ne sais pas yi président toog ñu confiné ko mais am na kenn koo xamante ni moom la ñu war a présenter muy génn sax di wax santé du président mais ça veut dire que ni vraiment ni ñu téye suñu réew mi doy na war te Macky war na gën a xoolaat xam ni dañ ko dénk réew moomul réew mi dañ ko dénk yow moo wax ak ñun te li mu wax ak ñun na ko leer ni respecté wu ko te tôt ou tard dina rendre compte population sénégalaise bi te lii nag aussi lii dafa nekk loo xamante ni même
étudiants yi nga xamante ni ñooy espoir de demain war nañu tirer leçon ci lu mel nii parce que réew dina toll foo xam dañuy jël politique bi teg ko à côté xool l'intérêt du Sénégal parce que yii di xew ci réew mi ay personnalité de l'État toog di jaay doole réew mi parce que mënoo yor sa suuf parce que baykat bi war na am na droit boo xamante ne war nañ ko fekk fi mu nekk former ko ba ëllëg suuf si mu yor moom li mu ci bëgg mu defal ko ci boppam du réew moo xamante ni borom doole rek moo war a ñëw war a ñu ni kii am na xaalis am na possibilité nañ ko jox mu non mais paysans yi dañ leen war a former buñ leen former au moins ñoom ñu mën li ñu bëgg ci mbay mi ak développement bi ci am ak lépp ñoom ñu mën a am possibilité boobu mais bu fekkee réew mu ñu toll néew ji doole ji ëpp fa te néew ji doole yi may ñu leen benn possibilité réew moomu fan lañ jëm aussi fan lañu jëm kon ñuy demander waat de grâce la libération de Karim Xrum Xax di demander aussi libération Assane Diouf ku nga xamante ni nag mooy Cheikh Yérim Seck mënuñu ci avancer de trop mais ñu ngi demander aussi la libération parce que yi nga xamante ni moom lañ ko tegal def naa li mu révélé bu ko révélé wul woon problème yi yépp du ci am donc kon Sénégalais ñu leen di demander waat de grâce nañuy solidaire parce que ki nga xamante ni dafay jóg ngir askan wi bu amee jafe-jafe na askan woowu aussi jóg parce que foofu la ñu war a toll def face ak gouvernement bi fi ne parce que am na loo xam foofu ñu leen koy rappeler parce que ñii ku toog croiser les bras di nga xëy di nga bëgg loo lekk doo ko am parce que faalewuñ nit ñi ndax réew yi développé ak mbas mi fi ñu ko yóbbu ak fi mu toll bu fekkee foofu la ñu war a toll ba amuñu benn solidarité envers les Sénégalais lu dul seen propre intérêt kon réew mi doy na war nañu jóg de grâce Sénégalais yi rappeler ñii parce que président jusqu'à présent kan moo ko gëj a dégg mu wax te war nañ chaque jour di ñu wax santé du président fu mu toll doy na war waa di leen wax xam naa jàmm ak jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm def jàmm ci réew mi parce que ñii ku leen di topp aussi da ngay dem bay comprendre lan moo tax nit ñi di wax mooyu déplacé wu parce que dañuy jeexal doole aussi quoi waaw jafe-jafe yeeg lépp faalewuñ Sénégalais yi faalewuñ les Sénégalais faalewuñ leen seen intérêt personnel muy ñoo xamante ne dafa mel nit ku xiif rek ñu tegal ko bool ñoo fi nekk di jiiroo Sénégal waaw kon Sénégalais yi nañu yeewwaat ñun réew mi ñun ñoo ko bëgg fu muy bëgg a yegg ñun ñooy mën a taxaw mu yegg fa professeurs yi war nañ ci jàpp les étudiants aussi même chose war nañ ci taxaw parce que ñooy suñu yaakaaru suba war nañu génn ci problème yu mel nii ñu yëg nii ñoom seen réew njaral na leen ko mais pas bourse yooyu rek mooy tax ñuy wàcc ci mbedd mi heure bi waral na leen fekk ñuy génn étudiants yi di taxaw di wax